ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre docteur Rose Wardini ànd ak mbootaay googu ñuy woowee Medisol International mu nekk mbootaay goo xam ne dafay jàppale doomi aadama yi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe ñi nga xam ne dañ leen a fàtte ci wàllu seen wér-gu-yaram waaye itam di leen di jàppale ci lépp loo xam ne ci xeetu dund la docteur Rose Wardini juróom-ñeenteeli yoon bu muy organiser li nga xam moom mooy caravane Noël pour ñëpp thème bi ren nag fas yéene bégal lu tolloog juróomi junne yi ndaw ci Sénégal ak sa Gambie tàmbalee li nga xam ne moom mooy caravane de Noël boobu ci dëkk boobu ñuy woowee Saly ndaje bu rëy askan wi yëpp ñëw wuyu si ko rawatina xale yi ñoom ñëpp ñu kontaan mu yëkkati ay cadeau yu takku jox ko ndaw yooyu ba ñu jógee foofa ñu wuti fee nga xam ne moom moo nekk Caajaay mooy dëkk Omar Youm du maire bu Caajaay ba mu ñëwee foofu lu tolloog ñaar téeméeri cadeau jox na ko ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo nekk foofa sa Caajaay docteur Rose Wardini ak équipe am ca la ñu quitté foofu nag wuti fee nga xam ne moom moo nekk la région de Fatick ci dëkk booba ñuy woowee Fatick ba ñu ñëwee sa Fatick bégal ndaw ya nekk sa biir Fatick dem dëkk ba ñuy woowee Gandiaye nag bañ fa ñëwee monsieur Diop moo leen dalal maire bu Gandiaye ba mu dalalee ki nga xam moom moo nekk docteur Rose Wardini ak équipe ba mu àndal nii lañ fa dugg. Madame Rose Wardini, présidente de la Fondation Medisol International, chers conseillers municipaux, messieurs les maires de la commune de Gandiaye, chers parents d'élèves, chers enfants. Nous recevons aujourd'hui, 25 décembre, Madame Rose Wardini qui est venue apporter des cadeaux, aussi modestes soient-ils, aux élèves de la commune de Gandiaye. Nous avons tenu, à travers cet acte, à récompenser les meilleurs élèves de la commune. Madame Wardini, le système de sélection s'est passé ainsi. On est allé dans les 6 écoles primaires de la commune, on a pris à peu près les 10 meilleurs. On est allé au privé catholique, on a pris. On est allé dans les Dara, qu'on n'a pas oublié, on a pris des élèves, des élèves des Dara. Donc voilà, toute la communauté éducative, toutes les écoles, tous ceux qui s'agitent au niveau de l'éducation sont représentés aujourd'hui ici pour recevoir ces cadeaux. Soyez-en remerciés. La commune de Gandiaye vous remercie vivement. Et je sais que M. Ngom l'a dit tout à l'heure, vos actions sont même plus connues dans le domaine de la santé. Maintenant que vous êtes dans l'éducation, je crois que c'est un premier pas et que nous aurons à collaborer dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement, pour que entre Medisol International et la commune de Gandiaye, qu'il y ait un mariage très long, très bénéfique pour les populations et pour Medisol International. En tout cas, soyez-en remerciés. On vous souhaite une longue vie, beaucoup de courage et que vive Medisol International, vive l'éducation, vive la commune de Gandiaye. À Deweneti, Inch'Allah, et joyeux Noël à tous les enfants. Bonne année scolaire. Merci beaucoup, Madame Wardini. Asalaamaaleykum mbooloo mi monsieur le maire dégg naa message bi maa ngi la ci sant bu baax di la gërëm di nuyu conseil municipaux yi fi teew yëpp di nuyu parents d'élèves yi ak ci xale yi man ñooy suma xarit donc partenariat bi ngay wax monsieur le maire defe naa ne lu am solo la te loolu bu soobee yàlla dinañ ci dox muy partenariat bi nga wax Inch'Allah rabbi ndax ñun ci la ñuy xëyee ci la ñuy gontoo ñun lépp lu nga xam ne day laal xale yi ñun dañ ciy farlu bu baax parce que xam nañ ne bu ëllëgee xale yi ñoo yore réew mi te liñ ci bëgg nag mooy promouvoir l'excellence c'est-à-dire xale yi bu ngeen gisee ñu indi lii dañu dégg ne da ngeen nekk ay jàmbaar su ngeen gënee jàng nag déwén dinañ ko gën a yokk su ngeen jàngul nag dootu leen gisati Papa Noël ak kenn donc may ñaax tamit parents yi ngeen taxawu xale yi ndax xale yi dañu mériter une assistance ñun nag li ñu wax yoon bi nga xam ne lii moom nuyoo la rek waaye li ñu war a def Gandiaye dafa bëri parce que sur le plan de la santé am na lu ma ci jot a waxtaan ak monsieur le maire
mais ci yeneen wàll yeeg yu bëri bu soobee yàlla dinañ ci ànd liggéey ndax ñu mun a jàppale Gandiaye ndax Gandiaye suma dëkk la rek ndax maa ngi fii Kaolack kon nag dañu naan béy ci say wayi tànk lii ñuy def fu nekk nañ ko gën a def fii ak Kaolack rek mu gën a neex du tere nag ne ñun ay sénégalais lañ te dañu war a defar waa Sénégal kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci accueil bi ngeen defal ñu di leen di wax ne vraiment taxaw nañ pour ñu ànd liggéey ñu ngi leen di ñaanal at bi mu nekk at boo xam ne dina jeex ci jàmm ak salaam te xéewal yi gën a yokk ñu fekkee ko ay ati at monsieur le maire bonne fête de fin d'année maa ngi leen di sant di leen di gërëm ba ñu joxe seeni cadeau foofa sa Gandiaye ba pare la ñu jubali dëkk booba ñuy wax Thiomby mu nekk foo xam ne rang-rang la fekki fa ki nga xam ne moom mooy le maire Alexandre ma ne accueil bu chaleureux la ko waa dëkk ba jox rawatina lépp loo xam ne aada ak cosaan la fàttewuñ ko ci dëkk booba ñu déglu waa Thiomby waaw li neex na di ma ne ko li neex na di maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant man olof laay wax nag ma ne ko man olof laay wax di nuyu d'abord jiital nuyu sunu maire bi nga xam ne suma frère la Alexandre Ngom di nuyu chef de village bi nekk fii ak imam bi di nuyu directeur d'école yi ak conseillers municipaux yi di nuyu tamit parents d'élèves yi teew fii yépp ak seeni doom lii lu neex la ci xol parce que yegg si fii gis lii moom dafa dal xel ndax li ma doon xalaat ci suma frère bi monsieur le maire tey moom gis naa ko wane ngeen ko ren nag moom dañu ne woon il faut ñu ñëw Thiomby parce que bu ngeen ko déggee defe naa waroon naa fi ñëw temps yële pour benn consultation médicale mais bi ma ci waxtaanee ñi fi nekk dañ na ma ñu pousse ko ba ci kanam pour ñu gën a mën a préparer mais nee naa leen ñun duñ xaar duñu waajal ñun dañuy ñëw rek bala ñu waxoon ñu ñëw suba tam ñu ñëw defal leen consultation parce que askan bi soxla nañ ko waaye comme nag dañu nekk ci feet dañuy bëggal xale yi d'abord xale yi nag message bi ma leen di wax mooy ngeen gën a góorgóorlu ndax yéen ay avenir yu dëkk bi te dañuy wax tey foo toll ñu naan émergence yéen a mën a def émergence bii suñu dëkk ni ngeen ko mën a defee mooy ngeen jàng te yeru bu ngeen ko defee at bu nekk dinañ ñëw ak Papa Noël yi feet ak yéen indil leen ay cadeau kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax jàpp bu baax sunu maire bi ñaanal ko bu baax a baax parce que lépp lu baax mu ngi koy xëcc di ko indi ci village bi te bu soobee yàlla dinañ ko ci jàppale en tout cas maa ngi koy confirmer fii moom rek laay déglu yéen rek laay déglu lépp lu ngeen bëgg ci askan bi en matière d'éducation de santé ñun pare nañ pour ànd ceeg yéen pas benn yoon mais tous les jours maa ngi ñaanal ñëpp nag ñun tey dañu kontaanoon torop mais dafa am accident bu am fële boori Mbuur ñaari xale yi fa lakk yi moo ñu xaw a seddal tuuti parce que dañuy jóg di feeteel xale yi am nouvelle boobu mu xaw ñu jàpp tuuti ñuy ñaan nag yal na loolu gëj fii ci suñu dëkk te ñi fi nekk yal na leen yàlla aar yal na ñu yàlla jàppale ba at bi jeex ci jàmm ak salaam xéewal yi yokk ñu fekkee ko ay déwéni déwén xéewal yi di gën a yokk rek mais bu ngeen jàngee bu baax jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp
kooku mooy docteur bi nga xamante ni macha allah lu mu fekkee faj ko amul lu mu mbaa lu ko waxoon waaw kooku Rose. waaw léegi ñu delluwaat encore micro bi sama naataango. Voilà, merci. Donc, pour terminer, monsieur le maire de la commune de Thiobi, qui est le premier magistrat, comme ce matin, de la commune de Thiobi. Donc, monsieur le maire, nous voulons dire cadeau. Madame monsieur le maire du Nio, il faut que le serveur. Roso Kessimla non la part. Moi, je sais le ligum. Oganga tikiko tahuru. Oganga kekete atan non afon kuwa Thiobi. Abugaden. Alaya khayela wa hedenya ga baax mi jëm na premier de na et kangal mek a coyela kadoke e maloriye serere mulu yom na kana rofe mojo jama jojo serere lugum kana di ben na para pare e chomi khoya musela mel gori mel na para pare walo mu ko yak bañu na fi dëkk serere la ajamul e mojo jama jojo serere lugum mulu yom na kana rofe e maloriye bay xewal asuna ba xewalay ma maloriye bay xewal mo ka doyi ya ko andi fi ya bëgg roos bëgg xale yi mulu yom na kana rofe monsieur le maire vous allez avoir ñu leen di gërëm di leen sant effectivement comme ni ko docteur Rose waxee léegi am na benn nouvelle bu kii bu ma dégg ci presse bi dina benn daayira la boo xamante ne fu ñu doon jàngee alxuraan mu am làkk boo xam vraiment ñu ngi koy métitlu et puis mu nekk nouvelle bu tiis su dal ci ay xale ci bés boo xamante ne dañuy feete ay xale mais yàlla mi nga xamante ne dara teewu ko moo tax mu def loolu ñu ngi ñaan yàlla en tout cas loolu nekk li nga xamante ne moom moo gën ci ñoom ak ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo seen ay waajur donc maa ngi commencé nuyu chef de village bu Thiobi Gorgui Ndour vraiment maa ngi lay gërëm Koroxe Ndour maxey gidmang sant an no ci wax ju rafet ji nga xamante ne moom nga wax ci man wax ko ci docteur Rose Wardini wax ko ci commune bi yëpp saa yu ñu fi ñëwee Thiobi yow yaa ñuy dalal et à travers yow magu Thiobi yëpp ak xale yi ñoom ñoo ñuy dalal vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi doon expliquer docteur Rose léegi ne fii 26 villages lañu am mais village bi moom mooy village centre mooy Thiobi d'ailleurs moom moo jox tur commune bi moo tax lépp loo xamante ne dañ koy organiser fii lañ koy defee Thiobi di ci chef de commune bi te toujours chef de village bi day teew moom moo koy ubbi moom mooy dalal gan yi te loolu aussi daf ñuy sagal parce que bu ñu fi ñëwoon te chef de village nekku fi yaakaar naa ne dina am lu xaw a manqué ci ñun te ñu ngi ñaan yàlla en tout cas saa yu ñu fiy ñëw fekk mu am wér ak kattan ak disponibilité boo xamante ne dina ko may mu ñëw fekkee waxtaan bi en tout cas man du ma fàtte mukk bi may commencé même campagne électorale bi fii laa ñëw mu dajale magu Thiobi yëpp ñoom ñëpp ñu daje ne yow même bu dul woon nag dara sax sa papa dina tax ba ñu jàppale la ci li nga xamante ne moom ngay waaj nii donc vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi gërëm aussi imam suma kii la suma beau parent la donc bu ma ko gërëmee dañu yaakaar ne damay gërëm suma mbokk mais suma goro la voilà donc imam maa ngi lay gërëm te vraiment maa ngi ñaan yàlla ñaan yi nga xamante ne ñoom nga ñaan fii yàlla nangu ko voilà donc vraiment ay ñaan yu fort la di gërëm grand Dominique voilà donc nga xamante ne ñoom ñoo suñu ay mag ñoom ñoo ñu yar ñoom ñoo ñu encadré di ñaan yàlla aussi li mu fi ñaan vraiment yàlla nangu ko maa ngi gërëm jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo def organisation bi parce que lii aussi buñ ko fi fekkee am na ñoo xamante ne ñoom ñoo ci dugal seen loxo te toujours du ñu tardé toujours nii lañ koy defee donc maa ngi leen di gërëm aussi groupe santé
bi nga xamante ne xemes moom moo ko jiite ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom la àndal vraiment ci disponibilité bi ak compétence bi ak xarañte bi nga xamante ne moom la ñuy wone parce que ba léegi ñoom lay joxe d'ailleurs en exemple moom ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal yëpp en tout cas pour le moment li nga xamante ne lépp organiser nañ ko réussir nañ ko mission yi leen jox yëpp vraiment réussir nañ ko maa ngi leen di féliciter ci loolu voilà donc di leen encourager aussi ñu continuer ci li nga xamante ne ci voie bi nga xam ci lañ nekk di gërëm suma adjoint yi Mamadou Diouf ak Mamadou Sarr yi nga xamante ne vraiment en tout cas yaakaar naa ni bu dul woon ak ñoom je pense que kenn du wax waxu maire donc je pense bu ñu ma gërëmee aussi ñoom ñoo tax parce que bu dul woon ak ñoom yaakaar naa ni kenn du wax waxu maire donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ci jàpp bi nga xamante ne moom lañ jàpp liggéey bi nga xamante ne moom la ñu seq ci mairie bi di gërëm en tout cas ñi nga xamante ne fu ma munti nekk ñu ngi ak man muy président Ibou voilà ak Ndane Sarr ak Mbaye Diouf ak ñeneen ñi nga xamante ne en tout cas limu ma leen mais peut-être trou de mémoire moom moo ma mun a jàpp maa ngi gërëm conseillers yi ak conseillères yi voilà xam naa conseillères yi sax comme d'habitude xam naa ne ñoom ñoo fi war a ëpp voilà donc jigéen ñi moom yaakaar naa ne bu doon ak ñoom kenn du wax politique kenn du wax mobilisation kenn du wax leneen donc maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment suñ conseil municipal unitaire la depuis l'élection du maire nga xamante ne amul deuxième candidat adjoint au maire amul candidat ñëpp ils ont été élus à l'unanimité depuis booba lépp loo xamante ne def nañ ko presque mën naa wax ne unanimité ci lañ ko defee donc yéen conseillers ak conseillères yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm waa Thiomby waa commune de Thiomby yëpp parce que buñ fi nekkee tey aussi vraiment ñoom ñoo tax ñu nekk fi gërëm aussi directeur d'école yi parce que bi ñu leen joxee cahier de charge bi ma wax ko Mamadou Sarr mu diisoo ak Mamadou Diouf ñu contacter leen vraiment def nañu liggéey bi nga xam moom la ñu war a def joxoon nañ leen cër ñu mot ko aussi vraiment def li nga xam moom la ñu leen laaj dañ leen wax ñu sélectionner les 100 meilleurs élèves parce que ñun loolu mënuñ ko def am na loo xam ne du suñu liggéey ñun peut-être suñu liggéey mooy def yenn yi peut-être indi fii ku mel ni docteur Rose mais leneen lii suñu compétence bi ñu leen joxee seen compétence aussi def nañ ko ba mot sëkk ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen féliciter aussi di leen encourager ci vraiment résultats yi nga xamante ne am nañ ko vraiment te di leen remercier aussi parce que suñu doom yi ak suñu sët yi ñoom ngeen yore ñoom ngeen di jàngal te vraiment ñun bu ñu nekkee en tout cas ñun li ñu nekk ou bien même keneen bu nekkee li mu nekk c'est parce que ñu mel ni yéen ñoom ñoo leen téye bi ñu nekkee xale te xale dafa neexuta téye moo tax vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di féliciter aussi élèves yi di encourager ñeneen ñi nga xamante ne ñëwuñu parce que 100 meilleurs élèves yi la ñu wax donc yéen ay ñi nga xamante ne en tout cas yéen ay les meilleurs ñu di leen jox ay cadeaux vraiment je pense que bu ngeen continuer nii di ngeen am sax lu weesu cadeau en tout cas man li may wax toujours mooy ñun suñu priorité éducation bon d'abord xale yi ci lañ bokk parce que bépp politique boo xamante ne xale yi gisuñ seen bopp day échouer c'est-à-dire kuy def loo xamante ne jeunes yi gisuñ seen bopp da ngay échouer ma dolli ci nag ak jigéen ñi aussi parce que jigéen ñi vraiment kenn demul ñu def éducation aussi dafa nekk loo xamante ne ñun fi nga xamante ne foofu lañ dëkk c'est-à-dire àll bi bon nit ñi dañuy bañ nitu àll mais ñun ay nitu àll lañu en tout cas ñun fi ñu nekk la principale source du yokkute mun naa wax ne éducation la mooy koo xamante ne dafa jàng am diplôme def formation am métier am liggéey am salaire ñu koy fay mu ñëw dimbale ay waajuram dimbale ay frèram dimbale ay mbokkam bépp bâtiment boo gis muy taxaw fii baa nga gis par exemple koo xamante ne dafa sañ boo laajtee dañ lay wax ni doomam mooy jàng mbaa doomam moo nekk lii mbaa doomam moo nekk lële commencé fayeeku mu commencé di tabax nga gis en tout cas changement ci niveau de vie bi donc éducation ñun mooy pratiquement ñun yoon bi nga xamante ne en tout cas c'est la voie principale pour améliorer les conditions d'existence en tout cas des populations moo tax ñun on a mis l'éducation vraiment en avant donc ñun li ñu leen di encourager yéen xale yi mooy ngeen jàng ci jàng ngeen toll bu leen boole jàng ak dara lépp loo xamante ne yàqal na leen jàng en tout cas il faut que ngeen dumóoyu ko parents yi aussi maa ngi leen di gërëm parce que fi ngeen yegg si ni parents yi ñoom ñoo tax si c'était pas les parents là du ngeen yegg si fi ngeen yegg si donc parents yi fàtte woon naa leen te ñoom ñooy bopp bi ñu ngi leen di féliciter ci encadrement bi nga xam moom lañ def seen doom yi surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy waaju doom yi parce que li fierté la
ñu woo sa doom ku mel ni docteur Wardini nga Rose Wardini nga xam ñëpp xam nañ ko ci réew mi mu taxaw janook yow indi la ay cadeau kooku képp ku am doom boo xamante ne am nga loolu vraiment war nga am fierté ci sa bopp am fierté aussi ci doom bi. njàng nag neexul en tout cas man miy wax ak yéen temps yi ma amee xale yoo xamante ne tollu woon nañu ci fi ngeen toll bu année scolaire ñëwee télévision dootul takk portable dootul takk jeu amul damay tëj yëpp ba nga xamante ne année scolaire bi dafa jeex parce que bopp mënul nekkandoo ci ñaari yëf c'est-à-dire loolu ñu jàpp ko bopp mënul nekkandoo ci ñaari yëf nga foo ba mu yàgg nga dem jàngi dellu foowaat dina am loo xamante ne dina tardé donc po dafa àndul ak njàng am na nag période po mooy vacances comme li ñuy def nii mais bu ñu xesee ba vacances yi jeex da ngeen dugg ci njàng mi jàng leen rek te mun naa leen wax ne du ngeen ko rëccu suñu président bi fi nekk nii nga moom mooy président Macky Sall gis ngeen bi mu nekkee xale néegu ñax bi nga xamante ne photo boobu foofu la doon génn na nag léegi nekk palais fële au niveau de la République ça veut dire que mun ngeen yegg fépp amul dara lu jomb kenn mooy li may wax donc yéen ñi toog fii mun na am le prochain président de la République est ici parmi vous pourquoi pas parce que ki fi nekk nii amul dara lu leen yóbbu donc da ngeen di jàng rek bu ngeen jàngee en tout cas du ngeen ko rëccu donc maa ngi gërëm aussi vraiment docteur Rose maa ngi remercier ñi nga àndal parce que c'est vrai que yow ay ndeyu mbili mi comme ni ñu koy waxee mais quand même am na ñoo xamante ne ñoom nga àndal ñu lay jàppale ci liggéey bi vraiment lépp loo wax ñoom ñu def ko je pense que réussite bi seen loxo aussi mu ngi ci voilà donc ñoom maa ngi leen di gërëm di leen remercier même biñ ñëwee sax maa ngi doon tiit ne est-ce que ñi ñëw du ñu déborder ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk voilà ak animation bi ñu ñëwee defe naa bu dul woon ak seen animation bi yëf yi defe naa dina xaw a sax kii tuuti mais quand même vraiment ñu ngi leen di remercier di leen sant ci loolu docteur Rose nag vraiment li ñu defal nii mënuñ la ko fay yàlla rek moom moo la ko mën a fay te man nag xam naa ne defal nga ma ko defal ko commune du Thiomby maa ngi la ci remercier parce que docteur Rose Wardini suma xarit la parce que suma jabaru xaritu benn bakkan la en tout cas keroog bi mu ñëwee suma bureau nee naa ko yow mënuma la remercier yow mi nga xamante ne yow yaa ma reconnecté avec pratiquement mon meilleur ami bi nga xamante ne les contraintes professionnelles avaient fait que dañu gëj a gisee ki nga xamante ne moom mooy borom këram ñoo bokkoon terminal C ñun ñoo defandoo ñeenti seconde C yoo xamante ne seconde C bu nekk amoon na presque 60 élèves ñooñu yëpp ñu dajal leen ci première C boo xamante ne 30 élèves la woon xam nga 40 yooyu 10 ñoo ci dem terminal C man la woon ak ki nga xamante ne moom mooy borom këram mu nekk suma xaritu benn bakkan nekk koo xamante ne vraiment keroog dama bëgg ci ni nga xamante ne dañ ma reconnecté ak moom man ak moom dañ doon dem lycée dama koy raconter suma ay doom ñuy ree dañ doon dem lycée kii toog ci salle bi kële toog ci salle bële Cheikh Sall toog ci salle bële ñu ne waa terminal C ñu ngi fi ñu def comme ay consultant ñu ne leen ku am problème mu mathématique mbaa nga am problème physique demal ci classe bi mbaa ci classe bi mbaa ci classe bi ñun ñoo ko doon def ou bien week-end jot ñu jël suñu bagage dugg ci classe yi foo fekk nit di def mat nga tojal ko li muy def jàll ci keneen maag sa jëkkër ñun ñoo ko doon def donc vraiment kii bu ñëwee fii te yéen Rose Wardini xam ngeen ko je pense même ngeen ko xamul à partir de tey di ngeen ko xam amul lu mu deful ci dëkk bi amul xeetu école bu mu fi defarul amul xeetu poste de santé bu mu fi defarul amul xeetu manifestation bu mu fi defalul vraiment moom dafa mel ni daal pratiquement nit ñi daal la fi nekkal c'est-à-dire vraiment œuvre daal sociale comme œuvre sociale ambulante la voilà d'ailleurs caravane bi muy def nii on avait un médecin là qui s'appelait docteur Diop dañ doon la xawma truc social ambulant mais yow œuvre sociale ambulante la donc vraiment ñu ngi koy remercier ci li nga xam moom la def si nii élèves bi wax nañ ko xam nga bi ñu fi organisé 4 avril ma xool 4 avril bi ma ne mais pourtant ça veut dire que 4 avril war nañ ko mën a def fii bi ma demee Dakar ne leen dañ doon def 4 avril dañ doon ree mais defe naa bi ñu gisee image yi xam nañ ne 4 avril mun na am Thiomby arbre de Noël aussi gis ngeen xale bi wax na ko dañ ko doon dégg di ko gis ci rajo bi di gis nit ñi di kii di seen Père Noël ci livre yi ak yooyu mais tey am ngeen Père Noël am ngeen arbre de Noël am ngeen cadeau am ngeen docteur Rose Wardini mu nekk seen kanam nga xam da ngeen di dégg turam moom moo nekk nii amul lu mu fi deful te comme ni mu ko waxee nii bi ma ko waxee ne ñun dañ bëgg a organiser journée de consultation gratuite def ma ne ndax pare nga pour suba ma ne ko non mu ne ma ndax pare nga dans une semaine mu ne ma non mu ne ma saa yoo pare nga woo ma mobiliser li may mobiliser ñu defal la journée de consultation boo xamante ne amul fenn finalement bi mu gisee groupe santé ñoo ko wax ne may ñu rek nga daxal ñu ko ba mois de février comme ça ñu mun a pare parce que yow di nga pare mais ñun du ñu pare
voilà donc vraiment ñu ngi lay remercier docteur Rose Wardini di la remercier vraiment di la ñaanal yàlla may la ndam ci li ngay lépp loo xamante ne en tout cas jublu nga ci te mu jig la voilà te bépp projet boo am sa njaboot vraiment yàlla may leen jàmm may leen réussite may leen prospérité voilà ñi ci am borom kër yàlla boole leen ci ñi nga xamante ne ils ont les meilleurs foyers du monde vraiment te di la jégalu nag xam nga li tax ma lay jégalu dama rus sax bu ma la gisee parce que normalement am na loo xamante ne boo koy organiser waruma ko tardé mais vraiment docteur su wax ji xaw na yàgg mais en tout cas maa ngi lay gërëm di la sant bi mu ñëwee léegi ñu ngi waxu 100 cadeaux mu ne leen non 150 la ne ma ñaata conseillers ñoo fi nekk ñaata directeur d'école ñoo fi nekk ñaata kilifa ñoo fi nekk ñaata imam ñoo fi nekk buñ joxee xale yi am nañ seen wàll mais ñooñu aussi beral naa leen fële ay parfum ak yooyu comme ça en tout cas ñoom bu ñu paree ñu seet naka la ñuy def pour kii ko voilà donc loolu la voilà donc vraiment je pense que voilà donc yaakaar naa ne tëj nga wax ji bon je pense que fàttewuma dara en tout cas loolu mooy li nga xam moom laa bëggoon a wax docteur Rose Wardini ñu lay remercier këram ci li nga xamante ne moom mu xawoon a yàgg lool fii nga xam ne moom moo nekk Thiomby waaye nag le maire kontaan bu baax a baax wax yëg-yëg bi nga xam ne moom la am si bésu tey bi waaye fàttali leen maanaam diggante ki nga xam ne moom mooy borom kër Rose Wardini ak ki nga xam ne moom mooy le maire Alexandre foofu la ñu jógee nag wutali fee nga xam ne moom moo nekk Kaolack Ndangaan nag bañ fa ñëwee dañoo jubali si école boo xam ne docteur Rose Wardini def leen a yóbboon colonie de vacances maanaam lu tolloog juróom fukki ndaw mu yóbbu leen fee nga xam ne moom moo nekk Saly yore leen lu tolloog juróom-ñaari fan ki nga xam ne sax moom moo nekk doom si Baye Niass fekkee na ndaje boobu noonu. ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi nag sunu sëriñ Cheikh Mouhamina Ibrahim Niass. ñu di ko ziyaara waaye di nuyu itam docteur Rose Wardini di nuyu mboolem jàngalekat yi fi teew di nuyu itam sunu xale yi nga xam ne ñooy yaakaaru Sénégal ëllëg jotaayu tey bi nag ñun ñu ngi fi représenté délégué de quartier muy wone kontantem lool acte bu rafet bi docteur Rose Wardini jagleel ko xaleem yi defee ko fii ci quartier bi nga xam ne bii nii tànneef la ci Kaolack tànneef la ndax kilifa gi toog nii doomu Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu ku ko xam ko ci saam bi nga xam ne bii nii ci histoire lu nekk la représenté kon tey jii dëgg-dëgg symbole la ci saam ci xale yi nga xam ne yi nii aussi ñu ngi jot cadeau yi di wax ne yaakaar la ci Sénégal ndax xale képp koo xam ne kii ni yaa ngi koy bégal ànd ak ñi nga xam ne ñi ni ñoo koy jàngal loolu kilifa yi seen xel war naa mun a gën a dal waaye ana kan moo ko def mu di docteur ñuy fàttaliku itam kooku ku wax docteur wax wérgu yaram kon su fekkee ne mu ngi xalaat ne xale yi dañoo war a fo gannaaw buñ jàngee ba pare mu ngi indi développement ci xale yi ñuy fàttali itam dañoo génn ci semaine de l'enfance mu am thème boo xam ne bi nii dañ ko tuddee woon une nutrition adéquate un intrant de qualité pour le développement de la petite enfance loolu suñ ko waxee tey jii mooy gannaaw bi nga xamee ne xale yi jox nañ leen lekk yu baax yi gën ànd ak ay ferñeent ñu lekk ba suur kon nag war nañoo mën a jël ñoom itam seen foyekaay lu mu bon seen xel gën a mun a fireeku kon nag docteur ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla parce que nekkul lii moo bii nga fi doog a ñëw man jamono ji nga xam ne ji nii maa ngi yor comité de développement du quartier de Sam ñoo nga fi intervenir ci mbënd mi kon yow yàgg nañ la xam ci dimbale
doomu aadama yàlla dimbale la xale yi itam ñu leen di wax ne dañoo tànn ay cadeau di leen jox mu am seen morom yoo xam ne yi ni xëj na fekkewuñu ko waaye ñi ko fekkewul wala ñi joxul yéen lañ jox mu mel ni jox nañ ñëpp kon na feet bi gën a rafet waaye docteur dafa bëgg lii nga xam ne mu ngi leen koy neexalee ngeen gën a góorgóorlu seen njàng ëllëgu Sénégal ci yéen la nekk jàngalekat yi ñu ngi leen di gërëm vraiment yomb nga ci ay xale di def ci ñoom yenn yi yéen tam yàlla dimbali leen donc ci turu délégué de quartier ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp jërëjëf. naa ne wax nañ ko ba pare. sant ñëpp di gërëm ñëpp di jiital nuyu bi suñu sëriñ bi teew fii donc sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa teewaay fii. di féliciter El Hadj Omar ci taxawaayam. ci xale yi. yàgg na ma sollicité. yàgg na ko sollicité. te waxam waxi xale rek la. waxu xale rek la. maa ngi sant sëñ bi bu baax. nee na mu ngi sant sëñ bi bu baax ñaar. ci teewaayam bi fii. parce que tey lii nga xam ne moom la ñuy féete. ndax tey lii nga xam ne moom la ñuy féete. féeti ñëpp la. féeti catholique yi la. féetu catholique yi la. waaye féeti sëriñ yi la. ndax bu tabaski jotee tamit. dañuy féete ñëppay féetu. kon nag ñun ñëpp benn lañ. profité ci occasion bi rek. pour ñëw seet si xale yi. ku leen xam rek. mun a xam jiit bi nekk seen kanam. parce que xale yi wane nañ ko. ndax xale yi wane nañu ko. éducation bu baax lañ am. éducation bu baax vraiment. message yu baax la ñuy jàllale. kon nag ñii dañuy jar a taxawal. kon nag ñii jar nañoo taxawu. waaw lii nag tey buñ ko defee. nee na lii tey buñ ko defee. dañu doon décentraliser de dem ba Casamance. dañu doon décentraliser dem ba Ziguinchor. mais nee naa ren mënuma romb mukk Kaolack te taxawu. waaye nee na ren mënut a romb mukk Kaolack te taxawu fi. tous les jours kañ du ren rek. tous les jours ren rek du ren rek de. parce que dañuy wax béy sa wéyu tànk. nee nañ béy ci sa wéyu tànk. te fii ñu dëkk. fii lañ war a gën a def. lu baax lu ñu am war nañ ko xëcc. lu baax lu ñu am xalaat nañ ci Kaolack. lii nag di ñaax tamit xale yi. lii nag nee na mu ngi ñaax xale yi. ñu gën a góorgóorlu. xale yi ngeen gën a góorgóorlu yéen a ngi gën a jàng. ngeen góorgóorlu jàng. ndax ñoom ëllëg ñooy ëllëg. ndax njàng mooy réew ëllëg. di tamit sant bu baax parents d'élèves yi fi teew yëpp. di sant bu baax parents d'élèves yi fi teew yëpp. di jéggalu parce que biñ xëyee ba léegi. di jéggalu ndax bañ xëyee ba léegi. jaar nañ fu mat juróom-ñetti localité. jaar nañ fu bëree bëri mënuñu koo lim vraiment. soo gisee suñ Père Noël yeeg Mère Noël yi sax. soo gisee Père Noël yeeg Mère Noël yi dañoo sonn Père Noël sonn la. waaye nag ñoom mérité nañ ko. waaye nag xale yi mérité nañu ko. lii nag du dara. ab nuyoo la rek. di ñaanal ñëpp. at bi ñuy génne. yàlla at bi ñu jëm ni yàlla ko gën. waaw kay te xéewal yi gën a yokk. te xéewal yi gën a saawaan baawaan. ñuy wax nag élagement. li ma ko waxoon dañul. nee na lim la waxoon dañul de. parce que comme ni nga ko waxee moom. nee na comme ni nga ko waxee yow. xale yee ko soxal. xale yee la soxal. te xam na fi mu laal foofu la. te xam nga fa nga laal. foofu nga wokk foofu xasan. parce que tey. ndax tey suñu bëggee développer ak émergence. boo bëggee développer ak émergence. ci xale yi la ñuy jaar. ci xale yi ngeen di jaar. kon nag ñun pare nañ. pour accompagner ko. leen. jàppale ko. ànd ak moom ci développement. ànd ak moom ci lépp lu mu bëgg développement. maa ngi sant ñëpp. nee na mu ngi sant ñëpp. di leen di ñaanal jàmm. docteur Rose ne la mu ngi leen di ñaanal jàmm. dama xaw a am tuuti naqar. docteur nee na daa xaw a am tuuti naqar. parce que tey li dal xale yi. ndax tey li dal xale yi. moo ma xaw a jàpp ndax dafa am benn. daara lakk-lakk benn daara ci daara alxuraan. bu ñaari xale faatu. ñaari xale wàññeeku ci. te mu tombeek tey ñuy féete lu mel nii. daf ñu xaw a jàpp tuuti. ba mu ko déggee ba léegi yaram yi daa sedd ndax daa bëgg xale. ak coono bi waaye ñu ngi ñaan yàlla yemale ko fii. waaye nag ñu ngi ñaan yàlla yemale ko fii. xéewal yu bëri jërëjëf. yàlla andi xéewal docteur kontaan na ci yéen xale yi tàccu leen loolu. asalaamaaleykum sëñ bi nee na mu ngi nuyu. ñu ngi sant yàlla. nee na ñu ngi sant yàlla bu baax. ci jotaay bii. ndax. jotaay bi suñ jotaay la. ndax jotaay bi sunu jotaay la.
buñ ko oote woon Ziguinchor wala feneen fu gën a sori dañuy dem. buñ ko oote woon fii ba Koulikoro dañuy dem. ndax xale yi ñoo tax. ndax xale yi jaral na leen ko. ndax comme niñ ko waxee ñoom ñooy yaakaaru ëllëg. ndax comme ni mu ko waxee xale mooy dooni ëllëg ñooy yaakaari ëllëg. waaye man li ma sawarloo ba tax ma ñëw ñaari yëf la. waaye sëñ bi nee na li ko tax a sawar ba mu tax mu ñëw ñaari yi rek la. Omar moom ay waxam du ma ko wax. nee na Omar moom ay waxam nee la ko tege. waaw ndax ñoo bokk liñ bokk. ndax ñoo bokk li ñu bokk. te tagg sa bopp neexul. te tagg sa bopp neexul. waaye docteur. waaye docteur Rose. dama ko doon dégg. nee na da ko doon dégg rek. te man sama gëm-gëm mooy. te nee na gëm-gëmam mooy. képp ku dëkk Kaolack. képp ku dëkk Kaolack. fexe ba am loo def Kaolack lu nit ñi mën a teg seen bët. fexe ba dëkk ci dëkk bi defar dëkk boo ko gën. ba ku ñëw mën a wax ne yaa fi def lii. ba ku ñëw ne lii yow yaa ko def fii. waxuma la lu baax li nga def. waxul nee na lu baax li nga def fii rek. docteur waaye jàngale gi nga jàngale ëllëg sa nawle yëpp danañ jéem a def ni nga def. waaye référence gi ngay jàngale ba nga xam ne kenn ku ci ñëw day bëgg a jaar sa tànk yow docteur Rose. loolu rek mooy li nga xam ne moo ëpp solo. loolu rek mooy li nga xam ne ni loolu la bëggoon jot li mooy am solo. ñun ci l'islam. ñun ci l'islam. dañ ñoo jàngal jigéen joo xam ne référence yu jigéen ñi la. dañ koo jàngal jigéen yoo xam ne référence yu jigéen ñi la. muy Xadijatu. muy Xadija. jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa jàngal jigéen ñi ne. daa jàngal jigéen ñi ne. jigéen ju xam fi nga jëm. jigéen ju xam fi nga jëm. góor gu xam fi mu jëm la war a àndal. góor gu xam fi mu jëm la war a àndal ci. moo tax moom bi mu xamee ne moom xam na fi mu jëm. moo tax nee na Rose bi mu xamee ne fi mu war a jëm. mu ne kon foog mu tànn góor gu xam fi mu jëm. mu ne kon foog mu tànn góor gu xam fi mu war a jëm. moom moo jël boppam may ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moom moo jël boppam may ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba yonent bi jaaxlee. bi yonent bi sangub sang yi jaaxlee. di gis ay gént di gis ay affaire. di gént di gis ay affaire. ba tiit ci boppam. ba tiit ci boppam. ñëw na ko man damaa yaakaar ne dañ maa liggéey damay waaj a dof. ñëw ne soxna Xadija dañ maa liggéey am lu xew lii lan la lii. mu ne ko yow doo def de. mu defal ko ne ko yow doo dof de. yow mii yaay ki nga xam ne. ne ko yow mii yaay ki nga xam ne. yaay taxawu askan wi. yaay taxawu askan wi. yaay yërëm xale yi. yaay yërëm xale yi. yaay yërëm njaboot gi. yaay doonu ëllëg. képp lépp lu am loo xam ne nii amut ci sa dëkk nga dem uti ko indil leen ko. lépp loo xam ne nii amut ci sa dëkk nga dem jële ko feneen andi ko. ku mel noonu yàlla daf koy jàppale. ku mel noonu yàlla da koy taxaw. loolu moo xew tey nii. loolu mooy docteur Rose tey tàccu leen xale yi loolu tàccu leen loolu. El Hadj Abdoulaye bi nga xam ne moom moo jur Baye Niass fii. El Hadj Abdoulaye bi nga xam ne moo jur maam Baye Niass. nee nañ ci mujj dundam. nee nañ ci mujj dundam. te boobu nit ñi dañ ko yërëm ci màgge gi. te boobu nit ñi dañ ko yërëm ci màgge gi. ba duñ ko laaj duñ ko wax seen soxla. ba duñ ko wax sax seen soxla. su toogee lu yàgg kenn waxu ko soxla. nee na bu toogee lu yàgg kenn waxu ko soxla. mu ne yéen it bu leen ma def nii lii mu ne yéen it bu leen ko def nii. lii baaxul di. lii baaxul di. nit boo ko tanee. nit boo ko tanee. te doo ko dimbale. te doo ko dimbale. doo ko gënal kenn. doo ko gënal kenn. kon nag wax leen ma seen soxla. kon nag wax leen ko seen soxla. bu ma amee def. bu amee def. su ma mënut ma ñaan yàlla. bu mënul mu ñaan sunu borom. kon nit. ku taxaw ne wax leen ma seen soxla. ku taxaw ne wax leen ma seen soxla. lu ma ci man def ko. lu ma ci man ma def ko képp laay kattan. li ma ci manut ma ut. li ma ci mënut ma wuti ko. ma wax uti ko wala ma wax ko ñi ko war a def. mbaa ma wax ko ñi ko war a def. loolu yow gis sa jànn. loolu kenn amut payam docteur Rose. ñëpp ñu ngi ànd ak yow ci loolu. nee na ñëpp ñu ngi ànd ak yow ci loolu. di la ñaanal. di la ñaanal. di la soutenir boo ñu gisee boo ñu gisul. di la soutenir boo leen gisee boo leen gisul. te di ñaan nga nekk référence bi nga xam ne képp kuy doomi Kaolack dana royeeti lii. te di ñaan nga doon référence boo xam ne képp ku nokk doomu Kaolack dina bëgg a doon docteur Rose. kon ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla nangul. kon ñu ngi dellu di ñaan yàlla yal na la yàlla nangul. li ngay yóotu ak li nga bëgg ba tax nga jaar yoon bi yàlla nga ci jot. yàlla nga ci jot te yàlla na la ji. yàlla la ji. waa Rose ñaan rek la soxla. Rose delloo ko ñaanal. ba ñu jógee foofa sa Kaolack nag mu nekkoon guddi goo xam ne guddi gu xawoon a métti la si ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak docteur Rose Wardini ñu dem seeti les handicapés maanaam ñi nga xam ne ñooy laago yi dem jàppale leen jox leen ay cadeau kooku di docteur Rose Wardini quitté foofu nag wuti dëkk bi nga xam ne moom mooy dëkk cosaanam foofu la juddoo moom mooy Latmingué équipe bi nag foofu la ñu fanaan ba bër set ba ñu xëyee muy tolloog ñaar fukki fan ak juróom benn si weerub décembre wuti nañ dëkk boobu ñuy woowee Ndofane nag maire bañ fa fekki mu nekk Samba Ndiaye kaddu yi nii la Samba Ndiaye yëkkati dalal équipe bi nga xam ne ñoom ñoo nekk équipe Médicole Internationale. Merci docteur Rose Wardini. voilà kon seen maam seen tata Rose moo ñëw fii tey seet si leen indil leen li nga xam ne moom mooy ay cadeau. kon ci turu waa Ndofane yëpp bala maa sori docteur dama lay gërëm di la sant parce que xam nañ li ngay def ci Sénégal. d'abord médecin nga gynécologue je crois. yaa ngi dimbale askan wi parce que yàgg naa gis ngay def journée médicale
di faj nit ñi gratuitement ci biir Sénégal yàgg naa gis mbënd di am ngay dugg ci ndox mi di jàppale population yi tey yaa ngi dugg ci biir réew mi di jàppale xale yu ndaw yi nga xam ne ñooy sama xale kon yow moom jàpp naa la xale parce que ñi ku leen jàppale rek dafa mel ni man nga jàppale jógee nga Mbuur def benn cérémonie jaar Fatick dëkk président jaar Thiadiaye dëkk directeur cabinet président jaar Kaolack dëkk Mariama Sarr jaar Latmingué bi nga xam ne fa nga dëkk sa cosaan la Gandiaye dëkk chef de cabinet président léegi nag ñëw nga dëkk Samba Ndiaye nag tey yaa ngi Ndofane sa dëkk mbokk sa dëkk xarit wax dëgg yàlla gërëm naa la sant naa la di gërëm aussi say àndandoo daanga Ndakaaru El Hadj ak Fall nga xam ne moom itam sama doomu ndey la parce que nag nit bu la defee dara dañ koy gërëm sant bu ñu xamante ba jàppante ni moom la loxoom la ko yàlla jaaral kon daal xaw ma foo nekk ci biir mbooloo bi mais gërëm naa la sant naa la moo tax nag àddina moom da ngeen di jàppante rek ngir yàlla yow ba ñuy ànd dara amul kon tey bu yàlla defee nga ñuy dox ba fi yegg si fii tey dañ koy sante suñu borom moom moo ñu boole yal na yàlla dëgëral ànd kon yéen waa Ndofane yéen parents d'élèves yi yéen responsable case des tout-petits yi yéen conseillers municipaux yi monsieur le premier adjoint au maire messieurs les délégués de quartier yi ma fi gis population Ndofane am na jàmm yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ku ci nekk sa tur ak sa sant ndax li ngeen teew fii ci bés bi indi seen i sët indi seen i doom gis naa fi sax ay mag ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi dox seen sët ñëw ànd ak ñoom fii loolu dafa daw yaram te loolu yëpp action bi nga def moo ko waral ni nga ko waxee am na xale yoo xam ne dañuy seetaan télé ñuy jox ñu dëkk Dakar ñu dëkk Thiès ñu dëkk Paris mais ñi ci àll bi mosuñ leen a boole kon tey yow docteur ñëw nga boole si leen suñu MC bi wax na ko sax da nga ñëw ci secteur boo xam ne man dama ko gëm mooy éducation Ndofane am na 5 écoles primaires 5 écoles primaires yi man bi may ñëw 2009 école 1 moo fi amoon mur bu daanu école 2 mur ba baaxuloon école 3 la construction yi yemoon man ba ma ñëwee léegi tabax naa école 4 tabax naa école 5 l'ensemble des écoles de la commune clôturé naa la amul benn école tey booy jaar boo xam ne muré wu ko amul benn école booy dugg tey boo xam ne am na abri provisoire lépp ay classe la yu ñu tabax loolu man maa ko def fii ci dëkk bi parce que dama gëm éducation parce que dama gëm cadre bi ma nekk xale yi nekk ko ëllëg case des tout-petits yi ngay gis ñoom li tax ma gën a bëgg mooy rentrée des classes bu jot amul benn parent buy jënd fourniture man maa leen di jox sac maa leen di jox fourniture ñu dem jàng case des tout-petits l'ensemble des cases des tout-petits année scolaire bu jot école bu ne dinaa la jox 200 000 case des tout-petits ma jox leen 150 000 pour ñu mën a defar seen table banc mën a appliquer li nga xam ne moom mooy bi day jàng tey donc ñun dañoo gëm éducation dañoo gëm suñuy doom dañoo bëgg suñuy doom réussir kon yow boo ñëwee def nii jàpp fekk si ñun dañuy kontaan dañuy bëgg ci yow parce que lii nga def nag ñun mosuñ ko def ñun dinañ leen di jàppale ñu jàng mais defal leen cadeau yi seetal seen xol mosuñu ko def yow ñu ko def yal na yàlla seetal sa xol amiin suñu doom yi nag liñ leen di ñaanal mooy njàng mi yal nañ ci réussir ba dem ëllëg ñu toogal Ndofane mën a continuer def lu raw liñ ci def parce que ñun li ñu gëm mooy suñu dëkk avancé li ñu gëm mooy liggéey pour Sénégal avancé moo tax gis nga salle bi 2016 lañ ko inauguré complexe bi 2016 lañ ko inauguré dañ ko fi def pour waa Ndofane bañ a jéggaani dara mën am nañ ci bibliothèque boo xam ne 6000 livres ñun ñoo ko fi def mu ngi nii ci kaw lycée beeg collège bi lu neex nga ñëw collège du suñu compétence mais tabax nañ ci collège premier adjoint ngi léegi président éducation ko def tabax nañ ci collège boo xam ne 7 classes la mais comme booy def yàlla jàppale la biñ tabaxee 7 classes yi ba pare état bi à travers la coopération japonaise ñëw na ren ñu ngi yokk 10 classes ak clôturer collège. loolu aussi c'est ça M10. fii ba fin d'année incha allah collège boobu dina pare boo demee et université depuis 7 ans nos étudiants am na ñaari appartement ku mu neex nga dem dëkk ci appartement bi ñun ñooy fay loyer bi toute l'année ñooy fay courant ñun ñooy fay ndox xaw ma fu ñu mën a attaqué mais du ci éducation dañu ko gëm dañoo bëgg suñu doom yi jàng dañoo bëgg suñu doom yi réussir li ci def nag wax ci yomb na mais c'est monsieur le maire li mu mën wax jee fi ne rek wala bu ngeen bëggee ma bàyyi place bi indi keneen mu essayé
defee ma ñëwaat beneen yoon en tout cas lii daal mooy li nga xam ne loolu la ñu amoon lu ñuy wax di gërëmaat docteur di ko sant ma bëggoon nag ngeen jóg yéen ñëpp tàccul ma docteur maa ngi gërëm ñëpp di sant. jongal yalla fogolina wa saydi ɓe kamani tende fuɗɗo fa ta séeréer ɓe defna kam sane o fu defna séeréer yo ɗiɓe fuɗɗe on jongal yal merci aka fop séeréer ndefu yak aca i ngara men fog in aca a jega i ka buguma lay ino séeréer i ndefu i nange leya ka ando naye i njimiran docteur Rose Wardini roga fiyayi le 15 avril fek faafna mana na Jolof Ingo in layne a jega ka i mbugno a jega 200 handicapé ka andona ye a ɓeɓe Jolof to o leŋ mose den o mata damta den docteur ka i mbugo damta den gar faƴa den ciya den teex ciya den ka mbina docteur a envoyé équipe um ref docteur Diouf in to Fatou Bintou in de ngara mbiyano den maga an ten ref Jolof yaga garanga meek andona ye sereer ndefuyo me il y a dene keek refe jafum etan kam Sénégal docteur Rose Wardini ke damta we andona ye den refu ɓasil ne docteur ka de jeg xalaluma leye xalal fe jeguma kam soɗi kaɓe andona ye a mbugano to a mbareyo ndamit vraiment den damteno ten loolu laa si doon wax sama naataango Haalpulaar yi ma ne leen jartogas yi teeŋawo waasi bojo o wiite docteur Rose Wardini nder Jolof ɓe nodina ɗum toon ɓe ɓe ngannduɗaa kamen ngoni handicapé ji ɓe mbi ɗum wonko ɓe cohli de wonko ɓe jiɗi o wi ko ɗum woni docteur Rose Wardini mbi ɗum wonɓe ngannduɗaa ko ɓe handicapé ji nder Jolof ko wayi yimɓe temen ɗiɗi a nder Jolof o wi mami ar mami ñawdu on mami okkon ɗum ko ngannduɗaa ka woni leɗɗe wadde docteur Rose Wardini si ari ɗo heɓori haal min kalani Thiar min kalani Pulaar wala vraiment komin kalat ko moƴƴani timinani merci beaucoup monsieur le maire lii témoignage rek boo xam ne dama ko bëggoon a wax Simon moo tax ma wax ko merci beaucoup encore merci sama naataango jërëjëf waaye am na lan moo tax ñu si Pulaar bi le premier adjoint au maire. ndax moom am Pulaar la moo tax ñu ne day ren dama wax séeréer kese dina wax si am Pulaar mais li mu koy dégg mooy li muy docteur Rose Wardini def ko def séeréer si handicapé yi moom la doon wax nii kon docteur nga ci ngaalama docteur seen bi ñu depuis dem suma ba léegi ñu ngi caravane bi mais gars yi yëpp kontaan nañu docteur tey boo ak si bii di nga jigéen ñi sa affaire yi ñoo lay jàppale jigéen ñi nekk ci ginnaaw moo lay aar mooy que daal ko di sa confidence di nga ñi ñeent ci ginnaaw comme ni ngeen yëpp docteur merci ngaalama docteur mais nag kontaan na si yow ñëpp kontaan na si yow docteur docteur yi yaakaar naa bu demee Gambie waa Gambie aussi foofu nag am wolof anglais bi léegi la welcome to Gambia. vous avez la parole. vraiment tey xamatuma lu may wax li ma mën a tàmbalee rek mooy mention spéciale à monsieur le maire. parce que boo ñëwee ci bërëb rek ba xool li ci am rek da nga mën a xam ki nekk ci gannaaw li ma njëkkee dugg man setaay yi mairie bi ak rafetaay yi mairie bi ak setaay bi moo ma gën a bi ma duggee ma gis organisation boo xam ne gisuma ko benn ay nit ñu tee xale yi bien rangé propre damay war ku nekk mais fii laa gis xale yi sol seen blouse sec wecc lii moom mu ngi wane la qualité des encadreurs qui sont là. La qualité du premier magistrat de la ville. lii nag moom lañ ko soxla te rëccu ma li ma doon ñëwee parce que ren dama ne woon damay noppalu ren dama ne woon damay noppalu parce que damay woon Sénégal année bu nekk ki gën a sori ci àll yi di joxe ay cadeau ren nag dama ne woon damay noppalu waaye rëccu ma li ma ñëwee te lu ma toogee ba xalaat xale yi rek suma yaram day daw ma jógaat li ma leen bëgg a wax mooy ñun Médecins International à part wàllu wërgu yaram dañuy dox ci développement te développement ku mel nii lañ ci soxla ku mel ni le premier magistrat lañ ci soxla parce que yàgg naa dem ci àll yi ak ku nekk mais wax ji mooy ëpp jëf ji fii nag li ñu remarqué mooy jëf ji moo ëpp wax ji kon nag ku mel nii dañuy sawar ànd ak moom
parce que xam nañ ne bu ñu ñëwee ànd ak moom ah day gën a yokk rek di gën a baax rax ci dolli mu nekk suma bopp ndax man doomi Saalum laa lak ménge jii laa juddoo kon nag dinaa sawar a dimbale suma mbokk yi bu ma joxee mention spéciale à premier magistrat de la ville damay féliciter bu baax tamit le moo représenté case des ñoom ñaar félicitation li nga gis nii am nañ ci yaakaar kon te lii nga gis nii c'est une couche très sensible ni nga leen di éviter qualité bi mooy refléter ëllëg développement du Sénégal mën a am ci tout temps kon nag maa ngi leen di amoon ma leen di fayee mais li ma mën a wax rek mooy man de man docteur Rose Wardini tàllal naa leen loxo pour ànd ak yéen liggéey parce que bu leen kenn nag éducation à la base moo ñu mun a indi li ñuy wax émergence te am naa ci yaakaar trop du ma guddal wax bi parce que defe naa monsieur le maire wax na yëpp damay ñaanal ñëpp at bi jeex ci jàmm te at bi ñëw nekk at bi gën ci ñun ñëpp démb monsieur le maire bi ñuy ñëw dañoo xaw a am tiis ak naqar parce que dañu dégg ne dafa am ñaari xale yu lakk ci benn daara tombé ñuy def suñu lancement caravane loolu nag ñu koy métti di leen di ñaanal bu baax yàlla xale leen ay di leen di ñaanal yéen tamit di gën ci ñun ñëpp ñaan commune Ndofane bi nekk commune bi gën ci Sénégal yëpp te gis nañ ko mu ngi ci yoon ñu leen di sant di leen di gërëm jërëjëf. Merci beaucoup. c'est la ñu quitté fee nga xam ne moo Ndofane wuuti fee nga xam ne moom moo nekk Gambia ba ñu jaaree si ko poste Kër Ayib jaaree ko yoon wi nga xam ne nag moom moo leen di yóbbu foofa sa baara daw nañ lu tolloog ñeenti waxtu si yoon wi équipe Medisol boobu noonu dugg nañ fee nga xam ne moom moo nekk baara ngir nag jéggi dem fee nga xam ne moom moo nekk Banjul ba ñu ñëwee fee nga xam ne moom mooy baara ngir jéggi dem fee nga xam ne moom moo nekk Banjul bag bees bi sax la ñu tombé bag bi nag mu ngi ko daw lu tolloog 20 simili dugg nañ ñu biir Banjul wuuti Serekunda jubali foofu nga xam ne moom mooy SOS Bakuti fekk fa ki nga xam ne moom moo nekk madame Touré nag kaddu yii nii la dalale équipe Medisol International. Good evening. Bonsoir la grande famille. Bonsoir la grande famille de Dakar. I would like to welcome in our midst. Elle vous dit encore tous nos remerciements d'avoir répondu à l'appel au niveau des SOS Village Gambia. Surtout Dr Rose Wardini. Our friends from Dakar. Des amis de Dakar. Who is led by Dr Rosaline. Donc à la tête nous pouvons citer Dr Rose Wardini. To come to SOS Children's Villages de Gambia. Le fait de venir avec toute sa délégation au niveau du village SOS Gambia. To give out this magnificent gift to the children of SOS and the children of the Gambia. Pour donner un sens effectif à cette cérémonie, la distribution des cadeaux au niveau des enfants du village SOS de Gambie. I am not limiting this to SOS only. Il ne se limite pas uniquement au niveau des SOS. Because these children are Gambian children and they are representing the Republic of the Gambia. Ce sont des enfants de la Gambie, du village, mais qui représentent toute la Gambie. And I would like to applaud the group. Demande à ce qu'on applaudisse le groupe for this noble initiative. Pour cette noble initiative, cela veut dire la remise des cadeaux aux enfants démunis du village d'enfants SOS de la Gambie. Because to take all the trouble to travel from Senegal all the way to the Gambia just to make needy children happy and then have a nice, definitely an initiative that cannot be underestimated. Parce que vous avez fait un trajet très difficile, vous avez quitté Sali, Kagay, Kaulak, Mour, vous avez quitté aussi Lac-Mengue, Ndofane pour venir ici à Gambie. Nous savons que vous avez fait un trajet très difficile. So on behalf of SOS Children's Villages, the Gambia Trust, donc le village d'enfants SOS de la Gambie, I would like to welcome the group. Et demande à vous aider un bon arrivée au niveau de ce village. To the SOS Children's Village Bakote. Pour le village SOS de Bakote qui vous souhaite la bienvenue. And I would also like to tell them to feel at home. Donc, il vous demande plutôt d'être tendre et vous soyez que vous êtes dans votre famille, vous êtes à la famille du village de Gambie. The children are our children. They are not only the children of the Gambia,
but they are children of the world. Donc ce sont des enfants qui nous appartiennent et ce sont des enfants du monde entier. C'est pas uniquement des enfants de la Gambie, du village de Gambie. And you know, you never know tomorrow who they will benefit. Donc nous ne savons pas demain qui d'entre eux va réussir, qui d'entre eux sera le président de la République, qui d'entre eux sera le ministre. And I would also like to thank them for choosing SOS Children's Villages, the Gambia. Donc il demande à ce que ces gens-là pensent beaucoup à ces enfants du village de la Gambie. And supporting what we do. Et supporter, encourager tout ce que elles-mêmes fait au niveau du village de la Gambie. Because in SOS all over the world, parce que dans le monde entier, partout où vous allez, SOS, voici comment ça fonctionne. Our mission is to give a decent life to children that have lost parental care. Donc notre mission, c'est de donner la joie, l'aider, la fierté, l'amour à ces enfants. And those that are at risk of losing the parental care. Donc ce sont des enfants aussi qui ont perdu leurs parents, d'autres qui ont perdu, qui ont des problèmes comment on le dit, dans le familial. And the children that we have in our villages, donc des enfants que nous avons dans ce village, are the children that have already lost it. Ce sont des enfants qui ont déjà perdu certains parents. So definitely we appreciate the fact that they are here to support our work, to hold our hands and to make the children have a nice Christmas. Donc eux, ils ont pris le désir, l'amour, le pouvoir fraternité avec ces enfants d'une manière désintéressée et de partager en ce moment de 25 décembre, Noël, avec Dr. Rose Wardini, avec toute son équipe. So on behalf of SOS Children's Villages, the Gambia, on behalf of the children, the mothers, the aunties and all the staff of SOS Gambia, I would like to say a big thank you to the association. Elle dit, elle demande à la maman, aux mamans, aux tantes et l'ensemble de ses enfants de dire encore merci, merci, merci à la délégation de Dr. Rose Wardini. Definitely, this Christmas is one with a difference this year. Ah, elle dit que cette Noël, cet arbre de Noël, c'est cadeau, c'est exceptionnel, c'est une première dans l'histoire au niveau de la Gambie. You can already attest to that by the happiness in the children's faces. Voilà, donc elle dit que vraiment, happiness, je dis, joyeux Noël à vous tous et merci encore une fois à la délégation de Dakar. So once again, I say thank you. Donc elle vous dit encore un grand merci. I say merci. Merci. Jërëjëf. Jërëjëf. Jarama. Jarama. Kudigo. Jërëjëf. Ay, thank you very much. Dama ne xadi bi ngeen di gis nii maanaam moom ñoo magandoo SOS moom SOS Gambie la nekkoon ma nekk SOS Dakar tey yàlla may na ko mu jiitu SOS Gambie moo tax bu ñu sénégalais dama def accolade donc elle est la directrice madame Khady Ndiaye vraiment kontaan naa et maa ngi koy souhaiter quand même une bonne chance. I wish you Khady, I wish you Merry Christmas and Happy New Year and good luck for your job here in the village. Thank you. Thank you. Okay, li ma doon wax ci gàttal rek mooy pour dalal suñ gan yi ak jaama Dr. Rosaline ak association am bi ñu ngi leen di dalal ci SOS Children's Village Bakoteh li ma doon wax ci kanam mooy xale yi SOS yi nag ñoom représentuñ SOS rek waaye ñu ngi représent xale li Gambie because yéen da ngeen jógee ba Sénégal ñëw Gambia tànn xat ne seen gift yu baax yi nii SOS ngeen ko yéene te SOS ngeen koy jox te doomi SOS yi yëpp Gambians lañ so looloo tax ma ne xale yi ñoom naka tax xale yi Gambians lañ du SOS rek waaye xale yi Gambie ngeen ñëw pour bégal di leen jërëjëfal waati rek ne naka fu ngeen bugga association bi egga fa yal na fa aaga di leen dalal si jaama ne leen naka ngeen feel at home fii kër la comme ni ngeen ko gisee néeg yi yëpp ay kër la xale yi ñoo fi dëkka so feel leen at home dafa xale yi ba mu baax ngeen kontaan xale yi kontaan waaw. Thank you and
Good evening, everybody. It's a big pleasure for us, for our team, to come today in Gambia. This initiative is for Christmas, and I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I prefer make my discours in Wolof. Kon nag asalaamaaleykum mbokk yi kon ñëpp dégg maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant ñun Medisol International ñoo fi teew tey Gambia pour seet si suñu doom yi nga xam ne comme ni ko madame Touré waxee ay xale yu amatul seen waajur amatuñ wax dëgg yàlla taxawaay bi ñu war a am yéen ngeen am xalaat bu rafet dagane leen fii ci SOS village di leen di toppatoo di leen di encadrer defe naa ne loolu lu rafet la ñun bi ñuy ñëw ci Gambia dafa fekkoon ñuy dem Casamance ñu ne yéen ak ñun daanaka ay mbokk lañ te mënuñu jaar ak suñ caravane bi fii romb waa Banjul di dem ba Casamance ci taxaw xool xale yi fi nekk rëccuwuñ nag luñ fi ñëwee moo tax ñu ne lu mu munti nekk tamit feeti xale yi la dinañ ko mottali ba mu mat sëkk. maa ngi félicité tamit madame Touré tey nag liñ fi indi sax xeeb nañ ko waaye ñëw rek taxaw fii féetoog suñu doom yi jël as néew bu ñu am ba tey dara la ci ñun te yaakaar naa ne xëj na bu beneenee dina ëpp lii bu boobaa dinañ gën a waxtaan dinañ ko gën a pare maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen di gërëm di wax xale yi nag Merry Christmas and Happy New Year ñoom ak seen mbokk yëpp jërëjëf. Thank you so much. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. Thank you so much, Doctor. ñu ngi fanaan dëkk boobu ñuy woowee Serekunda wuti fee nga xam ne nag moom moo nekk Ziguinchor tombeeg ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bi ñu ñëwee fii nga xam ne moom moo nekk Ziguinchor ki nga xam ne moom mooy Major Dia ànd ak autorités yi nekk ci biir Ziguinchor dalal gan yi waaye itam toggal leen añ bu neex ma leen di fàttali ne avant ñu yegg si Ziguinchor jaar nañ fee nga xam moom moo nekk Badiara jaar feneen fi nga xam ne moom moo nekk Koubala jaar Bokotou. caravane bi nga xam ne Medisol International def na ko si biir Sénégal ak fii si biir Gambia fas yéene bégal lu tolloog juróomi junney ndaw si Sénégal ak sa Gambie ndax nag ren jii nii dañoo jagleel ne dañuy génn Dakar dem fekki askan wi nga xam ne fa ñu dëkk dafa sori te ñoom nag duñu faral di gis li nga moom mooy Papa Noël yi duñu gis li nga xam ne aussi tam moom moo nekk Noël ndax daal ñoom dañ koy dégg rek wala di koy seetaan si télé bi docteur Rose Wardini ak équipe Medisol International. Alors, un bilan très satisfaisant. C'était vraiment émouvant de voir tous ces enfants-là au cours de ce long parcours, de ce périple. Nous avons quitté Saly après avoir reçu les enfants de Joal, de Mbour. Nous sommes passés par Tchadjaï, nous sommes passés par Gandiaïville, par Tchombi, par Kaolack et enfin à Latming. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape avait démarré à Ndofane avec une affluence massive. Ensuite, nous sommes dirigés vers la Gambie en direction de la Casamance. Donc, nous avons passé la nuit en Gambie avec les enfants SOS de la Gambie. Nous avons terminé la dernière étape en Casamance, dans les profondeurs de la Casamance. Vraiment, je suis très satisfaite de cette caravane de Noël pour tous 2017. Enfin, chaque année, on améliore. Puisque de 500 enfants, nous sommes passés à 6000 l'année dernière. Et je pense que cette année, on en a fait plus, puisque avec toutes ces régions qu'on a sillonnées, c'est des milliers de cadeaux qui ont été laissés en place. Chaque année, on améliore parce que chaque année, les enfants au fin fond du Sénégal en réclament à travers la caravane de Noël pour tous. Et nous sommes prêts chaque fois à décentraliser, puisque cette année, nous avons décentralisé vers le sud, en Casamance, où les enfants sont laissés en rade. Peut-être que l'année prochaine, on aura à partir au pôle opposé, vers le Matam, etc., si les moyens nous le permettent. Alors, je voudrais particulièrement remercier le directeur général de Dakar Dem Dikk, Maître Moussa Diop, qui nous a permis de faire ce parcours
Je le remercie au nom de tous les enfants, au nom de tous les parents qui ont profité de cette caravane de Noël. Je voudrais également remercier le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban qui nous a permis aussi d'avoir davantage de cadeaux cette année et tous les partenaires qui ont pu quand même nous accompagner. Bilan bi ñu am kay mooy am satisfaction bu rëy ndax li ñu def moom wax dëgg yàlla dafa dañ ci gis yokkute rek ndax dañoo tàmbali Saly ak xale yi Saly yi Mbour Joal jógee fa dem Thiadiaye jógee fa dem Fatick jógee fa dem Gandiaye jógee fa dem Thiomby ñëw Kaolack yeggali ci Latmingué ci première étape deuxième étape bi Ndofane lañ dem fekk fa xale yu takku yu bëri jógee fa dem Banjul parce que dañ doon dem Casamance taxaw Banjul fanaan fa ak xale yi SOS ñëw yeggalee sunu caravane bi fii di Casamance bi ñuy dugg jaar nañ Badiana jaar nañ Bignona ñëw nañ fii Ziguinchor ñu ngi waaj a dem ni Bugutu dem ba boori Vélingara kon nag defe naa ne gisuñ ci lu may wax dëgg yàlla yokk par rapport ak yeneen édition yi nga xam ne bi ñuy commencé juróomi téeméeri cadeau lañ commencé fi mu ne ñu ngi ci ay junniy cadeau kon nag yokkute rek lañ ci gis te xam naa ne chaque at day gën a yokk ndax xale yi fu mu mënti nekk ci biir Sénégal ca fa gën a rukke fa gën a sori ñu ngi tàllal loxo pour ñu boole leen ci cadeau yi te comme niñ ko déggee caravane Noël pour tous ñëpp a ko moom xale yi nga xam ne bés bu nekk dañuy toog di gis seen morom yi ñuy ànd ak seen papa yi di dem ci place yi nga xam ne di féete Noël ñu koy gis ci télévision yi ñoom tam tey fa gën a sori ci Sénégal ñu ngi leen fay fekk di féetoog ñoom ndax ñoom it dañu am droit ci fête bi dañu am droit ci cadeau yi gërëm bu baax le directeur général de Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop bi nga xam ne moo tax ñu mun a def lii tey ndax moo ñu abal car bi nga xam ne moo transporté suñu papa Noël yeeg suñu maman Noël yeeg ak cadeau yëpp di gërëm tamit chargé d'affaires ambassadeur du ambassade du Liban bi nga xam ne dugal na ci loxoom bu baax ak yeneen partenaire comme Kirène ki nga xam ne moo ñu may boisson yeeg yeneen partenaire ñu ngi leen di gërëm bu baax chaque année bu ñu gënee yokk rek fête bi day gën a baax ci xale yi day gën a neex ci xale yi. lii lañ leen indiloon senvision.com àndoon nag yéen si tournée bi nga xam ne moom la docteur Rose Wardini di doon def Makayre Ndiaye di leen doon jox xibaar yi fii ci senvision.com.